ci loolu tam buñ ci waxee am na deneen loo xam ne ñu wax ci lu ñëwal wàllum fayda parce que ñu baree bari ci ay taalibe tamit am na ci benn tolluwaay boo xam ne bu am solo la ci fayda tey loo ci mën a dëgtal ñi nga xam ne ñoo di mbokku taalibe yi. waaw fayda moom liñ ciy dëgtal mbokki taalibe yi mooy ñoom déjà gis nañ résultat ya ca commencement ba Cheikh Ibrahim teel naa wane boppam bi muy ama 23 ans ci la bind ruuxul adab muy l'esprit de la bienséance di wane le canon du soufisme yan règle mooy doxal soufisme naka la sëriñ war a mel naka la taalibe war a mel yan condition la ñu war a àndee fan lañ jëm tariqa yoon la yoon ku ci jaar dafa am fu mu la jëmale wird mooy lan wird mooy root kuy root war ngaa puiser dara war ngaa tànk dara fan la jëmee lan mooy ngëneelu tariqa tijaan yooyu yëpp mu indi ko ci téere bu nga xam ne ci 23 ans la ko bind pare bind Kashiful Albas mooy la levée des équivoques pour wan nit ñi ne fayda bi Cheikh Ahmad Tidiane doon junju téere bii ma tiim al ifada al ahmadiya numéro 58 si Tayyib Soufiane di taalibi Cheikh Tidiane dund ak moom recueil des sentences de Cheikh Tidiane dafa dajale waxi Cheikh Ahmad Tidiane boo demee numéro 58 mu ne Cheikh moo ne faydu mi ngi ñëw ci samay biir taalibe bu ñëwee nit ñi dañuy dugg ci tariqa bi ay kuré par vague successive faydu dafay ñëw fekk nit ñi nekk ci mar yàlla ba pare ak ndóol gu mat sëkk détresse matérielle et morale yàlla def Cheikh Ibrahim yàlla feeñal ko ci loxoom 1929 30 mu nekk toll ci ay fanweeri atam mi ngi bind lettre kenn ci mag ñi naan ko faydu bi Cheikh doon junj te mu bëri ci littérature tidiane yi yàlla feeñal na ko ci suñu loxo te ñu bëri ñu xam tariqa bi ci Mauritanie ci njabootu Cheikh Mahamadul Hafiz waxoon nañ ne yàlla daf koy feeñal ci loxo koo xam ne fanweeri at lay am ne ko nag na nga dégg sama junj bi waxuma li nga ma lay wax nii waxuma ko ñëpp mais damaa xam ni nga mel te xam ne mën nga koo nangu moo tax man ma bind la lettre bu mel nii waaye man am naa preuve bu leer bu jógee ci yàlla ne may borom faydu bi am preuve bu leer bu jógee ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne may borom faydu bi am preuve bu leer ci ne man maay borom faydu bi ne ko sama sëriñ ñaar lañ sama sëriñ ci li feeñ zahir alquran la ak la tradition du prophète mooy la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama sëriñ ci baatin mooy Cheikh Ahmad Tidiane mu ne sama sëriñ ci zahir mooy alquran ak sunna gisuma ku ma ko gën a xam ci jamono ji ku ma ko gën a dégg sama sëriñ ci baatin nag ci lu nëbbu mooy Cheikh Ahmad Tidiane te du tàggoog man benn laps de temps du tàggoog man benn jamono waaw toujours mi ngi ànd ak man mu ne ko nag naka la ay di amee ci diggante alquran ak sunna ak ci Cheikh Ahmad Tidiane ay mënta am ci diggante yooyu waaye damay wax ne preuve yi wane ne buntu tarbiya tëjut yëpp bàyyi indi na ko ci téere boobu muy la levée des équivoques ne ba léegi ku am itte doggu jëm ci yàlla rek yàlla dana la gindi ba teg la ci loxo sëriñ boo xam ne dana la yóbbu ci yàlla mu wax critères yi sëriñ yi lan la wax sufiyanke yi jiitu woon lan la ñu wax ci tarbiya entraînement spirituel ba mu jeex indi ay preuve yu leer ba pare tëjee ko ay kàngam ci Mauritanie yoo xam ne ak ci Sénégal ñoo xam ne uy si nañu ooteem bi ñoo xam ne sax daanaka ay sëriñ la ñu woon ci baayam jox nañ ko ay ijaza di reconnaître ci moom ne yàlla feeñal na faydu bi ci moom boo demee boo ko toppee loolu suite logique boobu ba àgg ci Sidi Ahmed Sukayrij nga xam ne sëriñ la woon ci baayam di sëriñ sax ci moom ndax jox na ko ndigal jox ko lijaasa mujj na ne ko faydu bi ñu doon xaar yàlla feeñal na ko ci sa loxo ne Baay maa ngi lay seedal ne am nga fatxu ouverture spirituelle bu wér boo xam ne dara amul benn sikk bu ci nekk mi ngi koy wax sax ci biir naan ko bëri na picc muy naawandoor ak yow di compétir ak yow te fekk na damm nañ ay mbagam bu yàgg te yëgu ko ne ko lii nag dama ko wax te mandiwu ma nekkuma ci ivresse spirituelle bi nga xam ne danay dal góor yàlla yi ñu mandi di wax loo xam ne romb na seen xel li may wax nii maa ngi koy wax ci yëg te ci ndigal laa ko wax kooku mooy Sidi Ahmed Sukayrij mi nga xam ne mooy l'auteur le plus prolifique de la tariqa tidiane moo ëpp lu mu bind lu ne bind na ko ci tariqa tidiane di kàngam boo xam ne yàlla rek moo xam ku mel ni moom mu seedeel kooku Baye te koo xam ne sa Baye bi mu demee 1911 daje nag moom mu jox ko lijaasa boo xam ne mooy lijaasa daanaka ci silsile yi gën a jege Cheikh Ahmad Tidiane ndax moom daf na ko jox naa la lijaasa man kan moo ma jox Sidi Ahmad Abdallahi ku ko jox Sidi Ali Tamasini kooku Cheikh Tidiane ko jox Sidi Ali Tamasini mooy xutbu boobu noonu taalibe Cheikh Ahmad Tidiane boobu nga xam ne moom la Cheikh dénk ay doomam pour mu yar leen moo yar Ahmad Abdallahi moo yar Sukayrij moo jox Baye Maam Alaaji ndigal loolu ni mu ko joxee Baye mais moo mujj di seedeel Baye loolu ne ko faydu bi ci sa yàlla feeñal na ko ci sa loxo ci lu amul benn werante lettre yi mu ko mujj bind bokk na ci boo xam ne mi ngi naan ko yow yaay ki nga xam ne yaay sirul yaay fasul xat mi bu dee Cheikh Tidiane Diaro la yaay gem bi ci kaw di ko décorer waaye yaay sirul kët mi la kët mi ya mooy l'aspect intrinsèque
wala mystérieux du sceau de la Tijaniya bu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu yow yaay sa le secret de ce mystère këriñ moo wax loolu bàyyi am naa ko fii ci bind loxoom lettre manuscrite 1943 at lañ ci teg mu génn àdduna kon faydu boobu damay wax ne preuve yooyu yëpp doy na mais léegi boo xoolee sa bët rek xam ne faydu bi yàlla dëggal na ko ci loxoom parce que faydu lan la ni ko ñoom nazif yëpp waxee bu feeñee nit ñi dañuy dugg ci tarixa bi ci ay milliers ay vagues yu successifs avec un nombre bu bëree bëri nit ñu bëree bëri waaye dafay yombal àgg ci yàlla moom mooy beneen critère bi mais léegi xoolal ñaata taalibe Baay ñoo dugg ci tariqa bi ñaata millions yi nit la dugal ci tariqa bi ñaata ñoo yegg ci yàlla te bokkuñ ay langue moom ci boppam mu naan ixtalafat alsunuhum wal aqdu muttahidun xaqan li rabbil hamd langue yi sama taalibe yi wax langue yu ute la mais benn pas-pas lañu am benn credo lañu am mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah di tawxid bu wér sëkk léegi boo xoolee fii gàmmu gi rek diversité bi ci biir jumaa ji ak bi ci mbedd yi di nga xam ne le cheikh waxoon ne nit ñi bu faydu feeñee nit ñi dañ dugg ci tarixa bi ay kuréel lu wér la nit ñi danañ àgg ci yàlla Baye waxal na ko boppam 1959 ne alhamdulilah maa ngi sant yàlla ay millions yi nit dugg nañ ci l'islam ci samay loxo nombre bu limu dugg nañ ci biir tariqa tijaan ci samay loxo maa ngi koy sante yàlla kon mission boobu fayda boobu yàlla dëggal na ko ci loxo yàlla def na ba ko ootee ba léegi gis déggaatuñ 1929 ba léegi déggaatuñ ko oote fayda boo ko ootee sax te wérut ñu nangu ne oote nga ko dafa wérul wax du dëgg mais kenn daf ko farut oote sax waaw fayda nag nit ñi danañ ciy juum parce que fayda mooy le flux surabondance mais fayda mouvement la du rek surabondance wala flux mystique bi nga xam ne nit mën naa jaamu yàlla ba yàlla rotal ci xelam wala ci xolam ay inspiration divine waaye fexe ba xam yàlla yegg ci yàlla nga mën koo tasaare ni ko Christopher Gray waxee mu ne Baye il a démocratisé l'accès au divin dafa indi démocratie ci yegg ci yàlla ndax ñi ñu xamee woon yegg ci yàlla mooy wàllu yi nga xam ne taluñ àdduna ñagas du lire ay livres yu dul jeex di or dëkk ci àll yi amoo soxna amoo dara loolu ñooñu lañ daan seedeel sax ne yegg nañ ci yàlla waaye Baye mi ngi wax ci Jawaahir Rasaa'il ne ñi ànd ak man kii bay ma ngay bay fonctionnaire baa ngi ca fonction am di liggéey te terewul ñi ngi jeex ci yàlla parce que ñooñu mu ne mooy les vrais mohammadiens tur Muhammad yi vrai mohammadien mooy koo xam ne dafa jeex ci yàlla waaye tamit zahiram notut baatinam notut zahiram am na juste milieu ci diggante bi li jëmm ji soxla àdduna soxla ko daf ko koy jox waaye li ruuxu gi soxla daf ko koy jox ba mu mat sëkk équilibre boobu noonu bàyyi moom la indiwaat ci tasawuf moo ko dekkal ndax boo demee ci Rihla Conakry note poétique bi mu defoon bi muy dem Guinée ak Mali ak Bamako mi ngi wax ne dafa bëgg a dekkal yoonu sufiyanki uxyi tariqal qawmi lil quruni yoonu tasawuf bi yi nga xam ne defoon na bay bëgg a raaf dama ko bëgg a dekkal ressusciter ko revivifier ko pour des siècles à venir pour masse yi ñëw yëpp naka noonu la dekkalee sunna si yonentu Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ñëw mu bees ci yow parce que dafa jàngal nit ñi diine ju wér xam jamonoom Imam Ghazali dafay wax ne kuy oote jëm ci yàlla dafa war a xam jamonoom xam milieu bi muy oote yàlla may na ko loolu ndax ouverture bi nga xam ne moom la ko jox parce que boo amul ouverture xam tous les courants politiques wala religieux yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi doo mën a jàngal nit ñi doo leen mën a oo ba pare nag ànd ak nooy goo xam ne moom la yàlla jox yenentu Yàlla Muhammad mu doon ko ci moom yàlla moo wax yenentu Yàlla Muhammad ne ko bu taxatoon nag yërmaane gu jugee ci man ni kon doon nooy ci jullit ñi nooy gi nga nooy bañ ñemee la mën laa jege mën a jëriñu ci yow boo xiisoon dëgër ni kon ñu daw la nooy googu ak mbaax googu noonu Cheikh Ibrahim moom la doon ci moom loolu tax yàlla may ko mu am réussite bu mat sëkk ci mission bi nga xam ne moom la doon def ci yàlla. loolu mu di wàllum fayda bi. am na ci benn pàcc boo xam ne dénk nañ la ko lu jëm ci wàllum bindaan. loo xamante ni lu gën a yaatu lay doon ba fu nit mën a nekk ci àdduna war ko mën a jëfandikoo. bind bi ni mel ak tolluwaay boobule. lan lañ ci mën a natt fu mu toll nii. waaw alhamdulilah sëriñ bi Mawlaay al Khalifa Cheikh Mouhamadul Mahi bi Cheikh Ibrahim yal na yàlla guddal fanam te dëgëral ko. moo ñuy jox ndigal pour liñ tuddee histoire de la fayda ñu compiler ko. bind ko ñu def ko ay pàcc nag am na commission internationale de l'écriture de l'histoire boo xam ne ni ñu nekk ci àddina bi ñëpp a ngi ci li leen tax a jóg mooy bind histoire fayda bii nii ci njëlbeenam ni mu ko waxee ci lettre de mission ba mu ñu jox depuis ses prémices tout temps là suivant dans ses moindres évolutions évolution yi bi histoire fayda bi am yëpp te ku nar a topp bàyyi da nga dox ba sonn
ndax koo xam ne mu ne tukki na ba jaww yi di ko xëccoo avion bu ko sànni beneen jël ko ba mu mel ni mi ngi dégg Kaolack mi naan ko yaa ngi bëgg a sori de yaa ngi bëgg a sori de ku ko bëgg a topp ci yëngatoom ak ay déplacement am da nga mën ngaa sonn waaye comme équipe la alhamdulilah ak te am nañ ndigali sëriñ bi siru yësri maal isini mbóot dafay dox ànd ak ndigal te jox nañu ndigal te teel nañu alhamdulilah ñi ngi gis ndigal loolu ndax matagut ay weer alhamdulilah première collection yi ñu nga nee di sëppi ci kaw table ji ndax am na comité boo xam ne comité de traduction la traduire gum nañ ay livres yi Cheikh Ibrahim bokk na ci les 3 stations de la religion maqamati din salas bu Cheikh Ibrahim muy waxtaan ci lan mooy iman lan mooy islam lan mooy ihsan pour publier nañ ko ci version bilingue arabe anglais arabe italien arabe turc arabe français arabe bahasa langue indonésienne boo xam ne 35 millions de personnes ñoo koy wax ci àdduna bi te taalibe Baay yaa ngi fa commencé bëri traduire nañ ko en malayalam wala malabaria langue la bu nekk Inde traduire nañ ko en urdu langue la boo xam ne ñu ngi koy wax fële ci Inde ak ca Pakistan alhamdulilah ñun ñëpp te ku ko ñi ko traduire ñëpp ay taalibe Baay lañ di doom ci kër gi partie historique bi ñu ngi ci di ko bind bi njëkk cee feeñ moom nga téye nii mooy qadamu sidqi fi idhaaril haqq suñu mag oustaz Babacar Niang moo ko bind jox ko projet histoire générale bi jox leen ko addiya may ko sëriñ bi may ko fayda bi addiya pour ñu publier ko tasaare ko àddina yëpp xam lan moo dox diggante Sénégal ak Maroc ca cosaan ca maam alaaji ba ci Baay ba muy jokkook ñoom boobu amaguñ sax seen indépendance mu ne ni jàppalante depuis Baay la papaay roi Hassan de Mohammed V nekkoon xaritam nekk kóllëreem yemut ci dem fa waaye di fa yebal njabootam Xaaj Abdoulaye Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ñu fay dem te boobu le roi Hassan ministre la woon nekk prince héritier nekk gut sax roi mu dem ba nekk roi la fête du trône Cheikh Ibrahima nga fa woon lettre yi mu bindanteeg moom yëpp mi ngi fii ci biir topp évolution bi ba ci 1966 ba mu ko jox la médaille du trône di ko décorer photo boobu moo nekk ci kaw couverture yu ouvrage bi évolution yi seen relation yi di dem ba ci le roi Mohammed VI sa majesté le roi Mohammed VI relation yi jokkoo kër gi xalifa yi fi jot a jaar ak borom xam-xam yi pays bi yëpp seen jëflante ak ñoom yëpp indi na ci avec des documents originaux à l'appui yëpp mu dugal ko ci biir ouvrage bi loolu kon pàcc la bu am solo ci histoire Baay ak diggante jëflante ci biir kàngami tarixa tijaan yi ak famille ñaseen bi la ko dalee ci maam Alaaji ba ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass yooyu loolu yëpp ñëw na ci livre boobu muy plus de 400 pages di ñaari tome volume 1 ak volume 2 yooyu yëpp publié nañ ko Nuurul Basar bi ma doon wax léegi nga xam ne moom la Baay def ci gàmmu ci dundu yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ñi ngi koy traduire en français mi ngi war a génn ak en anglais mais bu olof bi génn na arabe olof buñ ci génne rek dafay nekk version bilingue arabe bi version critique mooy boo xam ne revue et corrigé ñu maas ko suqi ko shëdd ko mu nekk en face version olof bi boo jàngee arabe bi mën a jàng olof bi ci yoon boo xam ne suñu bàyyi oustaz Ibrahima Mahmoud Diop moo ko firi woon ci olof ba mu jeex ñu transcrire ko yooyu yëpp mooy collection yi nga xam ne moo njëkk a génn incha allah loolu di mission bu ñu xalif bi dénk te il faut ñu joxoñ kenn rek pour mu mobiliser nit ñi waaye kenn mënta def loolu waaw mbooloo mu yaatu ñoo koy def te ñi ngi ci jàppale bu baax a baax incha allah